nan la ñuy organiser mooy fu nu lalee malaan bi fii lal nanu malaan ba ca zawiya Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñeenteelu asamaan sa salaatul fatiha di bëtt asamaan si di dem salaatul fatiham di bëtt asamaan si di wàcc ñu yëngal géeju baarul xayb di nekk ñeenteelu asamaan géeju baarul xayb nga xam ni géeju lumière pure la Cheikh Abdul Qadir Jeylaani nee na yabal na fa 111 000 malaika nu zikr allahu bëgg jéggi géej gi seey ci géej gi pour wax la géej gi lumière ba ca ne muy géeju baarul xayb soo demee ma nga ñeenteelu asamaan vague yi day dal bu ñuy wasifa salaatul fatiha cheikh jóge zawiya ba di wàcc sa salaatul fatiha jóge ci suuf di yéeg nu daje yëngal géeju baarul xayb génn torche yi commencé koy niite ñu toog ci malaan yi torche yi kenn ku ca nekk mooy kan la seexale ca kaw muy apprécier sa zikr waaye fekk na yaa ngi zikr moo tax suñu waxee tudd salaatul fatiha du question wu dama cee bokk wax naa ko ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani bi muy nekk barzaqul maktumul xayb nekk xatmiyatul maktum dox diggante nit ñi ak yonent bi mais waxul carrément ni moom Cheikh pour rek ki bëgg sonal boppam ci débat wax rek ni ku bëgg ñëw ci yonent bi rek faw mu téel la ki nga bokkalul sëriñ wax naa ni daf koy bañ Cheikh dafa ni dafa dox diggante yonent bi ak lumière yi kon lumière buy dugg ci xaqiqatu ahmadi lumière buy dugg ci xaqiqatu muhammadi faw mu segg ko lam tey segg mooy ki envoyé lumière bi moom loolu la soxla ndax salaatul fatiha ëpp na nit salaatul fatiha ëpp na nit malheureusement majorité bi mooy xamuñu degré vivifié allahuma salli ala sayyidina muhammadin il fatihi lima uxliq su doon dañu dajale nombre de branchement yi ci nekk ci côté xayb ëpp na nit bennam ëpp na dundi nit bennam laa wax ëpp na dundi nit moo tax bi mbokk mi waxi Cheikh Alhaji Malick ni que la ma dégg ca Fès te Cheikh wax ma ko ca lam la dénk mënoon nga garanti ñëpp aljana saa ñuy sonn Maodo tere ko waaye wax ko ni ko su ma leeroon ni nangul na ma benn salaatul fatiha naa ko mën góor gi den ak moom ni ko nangul na la lu ëpp junne waaye mu ni ko waaye yow la wóoruma man waaw waaye waxu ko pour bàkku daf ko wax pour wane ni degré salaatul fatiha toll ndax daa ko yore ci kurus te doo ko xam bennam ëpp na nit lu tax mu ëpp nit fi mu lay sànni ci domaine u zikr ba ñu présenté la ki ñu la seexale ca xayb amul benn zikr bu la fa mën yóbbu amul benn zikr bu la fa mën a yóbbu te yàlla indi santaane bi teg ko muy wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun waaye ban façon tuddin la bëgg ak ban façon zikr mooy véritable zikr xam nga léeg-léeg nga gis nit gàddu kurusam di wér te zikrul boo laajee mag ñi dañuy wax xanaa lu mu ko teewluwul la waaye nit mën na toog gàdduwul kurus te mi ngi zikr soo laajee ñu ni xanaa yàllaa ko may lum la mayul la déedéet problème bi mooy dafa am ñoo xam ni dañu nuural seen ruuxu ci milieu zikr ba même buñ doon nelaw nekk en état d'absence seen ruuxu toujours day nekk en état de présence toujours seen ruuxu mi ngi ci géeju lumière yi te géeju lumière yi du fay 24 heures sur 24 day fonctionner soo demee asamaan malaaka yi noonu la ñuy dunde
duñu zikr ba noppi. xam nga lu tax duñu zikr ba noppi parce que duñu sonn te ku sonn rek mooy noppalu. loolu tax bu ñu jëlee ñaari équation yooyu benn bi ñu wax la demal wuy ji zikr bi benn bi ñu ni pratiquer zikr bi zikr bi ngay pratiquer faw mu am ay jeexital ci yow. ndax gis nga problème mu monde musulman bi actuellement xam nga problème mu lan la problème mu manque lumière la moo dal monde musulman bi actuellement bu dee waaraatekat yi mais bis bu ne ñu ngi waaraate waaye kenn déglootu leen wala ñu ngi ciy déglu bareetul su dee ñuy wàcce kaamil bés bu ne ñu ngi wàcce waaye daa laaj ndax nangu na ndax bu nangu woon situation familiale ba war na changer bu dee ñuy wér bés bu ne ñu ngi wér korom mi ngi yor kurus waaye di nga laaj ndax nangu na ndax bu nangu woon situation bi changer problème bi dootul lu ñuy jàng dootul la noo wér dootul la noo waaraate manque de lumière la dafa bari ñuy wax te lumière nekkul seen ruu te ku lumière nekkul sa ruu bu la nit ñi dee déglu it dañuy sonal sa bopp rek waaye yàlla du la déglu manque de lumière la bu lumière nekkul sa ruu bu nit ñëpp di la déglu yàlla du la déglu ndax yàlla lumière rek lay apprécier. looloo tax waa ahlu tasawuf muy les soufi fexe woon ba wut ci remède malaanu wasifa ci la bokk xadaratul jumaa ci la bokk laazim bi ñu lay tënki ci la bokk pour toujours nga am fooy ressourcé wu ndax boo amee lumière loo jëfati rek neex na yàlla waaye boo amul lumière boo nekkoon ba suba di jëf yàlla du xool parce que lu tax du xool mooy bu ñu xoolee jëf bi rek am na lu ci laxas bu ñu xoolee jëf bi am na lu ci laxasu la ca laxasu mooy la ca ëpp du yàlla te yàlla kenn du ko dicté jëf maanaam kenn du wax ni damay jëf dara ngir yàlla danga koy jëf ngir yàlla yàlla dégg na ko soxlaatul nit ñi di ko dégg qualité zikr boobu la mag ñi bëgg te qualité zikr boobu lu tax muy miine ci xolu doomu aadama bi bëgg yàlla ndax léeg-léeg sax nga wax nit ni ko maa la gën a bëgg yàlla mu ni foo ko teg maa la gën a bëgg yàlla dafay indi problème bi mooy dañuy dem ba defe ni bëgg yàlla bi looy manifester la nii ba ci xulóog nit déedéet bëgg yàlla bi yàllaa ko mën a seedeel boppam nan la ko yàlla di seedeelee boppam mooy fexe ba jële nit ki ci cadre ba mu nekkoon dugal ko ci cadre wali yi te mi ngi ci cadre mu'minuuna haqqan de mu dugal ko ci cadre wali yu bëggal ko boppam su ko bëggalee boppam rek am na lu tax li tax mooy ni nit ki jaare ak obstacle yi nekkoon ci kanamam ak étape yi mu franchir ba mën a fës ci kanamu yàlla soo koy nangu te étape bi mooy lan bi ci njëkk bi bu dee ci tariqa tijaaniya la